asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci njiitu réew mi Macky Sall addu ci rapport yi Cour des comptes génne moom nag di woo ku ca nekk na ànd ak dal ca mbir moomule te nee na lu yàggul dara dinañ taxawal benn commission buy xool naka la ñuy wéyalee liggéey bi ginnaaw ba corps de contrôle yëpp génne seeni rapport yëkkati kàddu yooyu le moom Macky Sall tey jëlee ci suba ca cérémonie levée des couleurs ca palais ba maire bu Mbour di Fallou Sylla ñu teg ko daan ñaari atu kaso ak ñetti weer yoo xam ne bokk na ci da koy tëdd fayit alamaan ñaari million mu di mbirum place publique bi ñu ne daf koo jaay ab privé ngir mu tabax fa ab cantine wala ay cantine tribunal bi di ko toppee njuuj njaaj ci wàllum këyit. beneen ponk ci xibaar yi étudiants yi nekk fële ca Chine di sàkku ngir ñu indiwaat leen rawatina ña nekk ca Wuhan ndax coronavirus ba fa feeñ waaye dafa mel ni loolee mën a gut a nekk njiitu réew mi ne ay jafe-jafe ci wàllum technique tax na ba lu ni mel du mën a nekk jamono jile. wàllum tàggat yaram football fitna démb ca stade Alassane Djigo ci juróom-ñetteelu bëccëg Ligue 1 ay supporters yu Casa Sport ak AS Pikine ñoom ñoo fa doon xeex ñaari club yi ku ca nekk nag di joxoñ baaram tuuma moromam ci ay bataaxal am na ay yàqu-yàqu ak nit ñu am ay gaañu gaañu ginnaaw fitna boobule loolee lépp ay tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek benn néew bu ñu fekk fële ca tefes ga ca Mbour bu ñu sukkandikoo nag ci police mu ci ubbi ab enquête ñu ne waajoojee faatu nag dafa lapp ci géej gi jamono ji néew ba mu nga ca morgue hôpital ba nekk ca Mbour lii di kàddu yi di wëy ba léegi ginnaaw ba ñu génnee rapport Cour des comptes ci week-end bi le Macky Sall di njiitu réew mi ci boppam moom moo ci àddu tey jile ci suba muy wootee dal moom njiitu réew mi te nee na lu yàggul dara dina am benn mbootaay maanaam commission bu ñuy taxawal ngir ñu xool naka la ñuy wéyalee liggéey bi ginnaaw ba bépp corps de contrôle bu nekk ci réew mi génn na ay rapport ci yorenu alalu réew mi mu yëkkati kàddu yi tey jële ca suba ca palais de la république ci cérémonie levée des couleurs président Macky Sall la ñuy déglu ci micro suñuy naataango yu RTS. waaw ñi nga xam ne tey dañ leen jokkar bi dañ leen joxoñ man dama jàpp ni Cour des comptes def na ay recommandations. lu Cour des comptes def man lay jàppale ci liggéey bi nga xam ne man moom la sant ñu yor administration bu Sénégal loolu nag bu ñu nekk contrôle du càggante ni rek musiba am na contrôle dafay wone est-ce que conformité am na par rapport ak suñu ay textes suñu textes seen boppam léeg-léeg dafa war a évoluer ay détournement ensuite il faut se féliciter maanaam war nañu kontaan ba nga xam ne réew mi at mu ne lépp lu ñu doxal ci gestion danañ ko mën génne te loolu ren Cour des comptes jël na décision ne dana génne rapport yu des si fii ak at mi jeex donc lu ñu def ci at mi rek buy at bi jeex danañ mën a génne doxalin bi loolu nag dafa am solo ci gouvernance ñëpp ci war a jàpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk doxalin bi ñu war a xam ne aussi la daan am mënatul am parce que d'abord démocratie bi toll na foo xam ne ak gouvernance bi loolu mënatul am donc ku nekk na góorgóorlu ci li ñu ko dénk afin que mu doxal ko ci anam yu gën a rafet ci fànn bu ne loolu rek laa ci bëggoon wax waaye li ci des ñun jot naa rapport bi dina taxawal commission bu koy xool ngir ñu mën ko exploiter au maximum. ci rapport Cour des comptes yooyu le ak ay kër yu bëri nekk ci réew mi yu ñu jàpp ni kon dañoo luubal alalu réew mi forum du justiciable moom nag jàpp ni li war a doon liggéey bi ginnaaw si mooy ñu doxal lépp lu fa tukkee ci ay tegtal li mu gis sax ki ko jiite moom Babacar Ba mooy yoon jamono ji jot na mu def liggéeyam képp kuñ ci tuumal ñu teg la loxo àtte la bu ko jaree ñu teg la ay daan Babacar Ba jiite forum du justiciable la ñuy déglu ci micro bi fay. waaw ñi nga xam ne tey dañ leen jokkar bi dañ leen joxoñ man dama jàpp ni Cour des comptes def na ay recommandations parce que bu gisee dara soit mu nekk ay recommandations administratives nit ñi nañ leen relever wala boog mu nekk ay recommandations allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire maanaam ay recommandations yoo xam ni danaan yoon nu ubbi enquête donc recommandations yooyu muy administrative wala muy judiciaire dañu jàpp ni tey l'État du Sénégal daf ci war a jàppale Cour des comptes pour que ñu mun ko mettre en œuvre mais également Cour des comptes ci suivi yi ñu war leen mën a mettre en œuvre parce que tey recommandation yooyu bu ñu ko appliqué
ñi nga xam te ñoom la ñu épinglé jàpp naa ni kenn dootul wax seen wax soit dañ leen di relever soit ñu am yeneen xeetu amende wala soit bu aajowoo aussi yoon def ci liggéeyam mais li bon daal mooy recommandation yi nga xam ne Cour des comptes daf ko formuler jëmale ko si nit ñooñu ñu bañ ko appliquer. ci wàllum caytu alalu réew mi ba léegi taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang ci week-end bi rawatina samedi génn na benn livre téere tuddee ko scandale au cœur de la République le dossier du coude loolee tax na ñu bëri wax ci sax ku ci mel ni Cheikh Oumar Anne ne moom day porter plainte waaye kii di secrétaire général bu présidence di Mahammed Boun Abdallah Dionne nekkoon jëwrin bu njëkk ay jamono nee na nag la ñu wax foofee yëpp daanaka dara amu ca moom sax nag dafay am xel ñaar ci leerange wala bokk dëgg rapport boobule tukkee ci OFNAC ndax ci loolee la Pape Alé Niang sukkandiku daal di bind bataaxal boobule wàllum chantage la ko gisee mu nga woon ca Gossas ci teewaayu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. mu nekk ci forme loolu ci kanamu ay junni ndaw yu jugee ci juróom benni commune yu nekkee ci département bu Gossas ministre d'État secrétaire général de la présidence mi ngi weddi li nga xam ne moom la ñu wax ci livre Pape Alé Niang bi ñu tuddee scandale au cœur de la République livre la boo xam ne nag mi ngi inspiré wu ci rapport OFNAC bi ci kàddu yi lay défendre président de la République. président Macky Sall bilan kenn du ko discuter mais bilan bi li ci njëkk discipline la ku ne discipline ne gouvernance ma ne ko il n'y a pas de scandale encore moins au cœur de la République. ancien premier ministre bi nag yamul foofu moom sax nee na rapport OFNAC bi dafa honnêtul benn yoon rapport boobee nag dafa wax ne ñu bëri ñu fare ci nguur gi fi mu ne ni ñuy yore alali réew mi baaxul. nit booy wuyoo dara da nga ko war a nuru bari na fi ñuy golu wala yore sigim te fekk li ñuy wootee du noonu ñoo xam ne nee nañu saytu mooy seen liggéey mais ñoom buñ leen saytoo ñu dugg ci gàmb gi ñuy wax bonne gouvernance te fekk bonne préfecture sax mënuñ ko am. ministre d'État secrétaire général de la présidence nee na livre bi wala sax rapport bi li ko tax a jóg chantage la rek wala sax di fowee xelu nit ñi. rapport boobu ñuy wax man yër naa ko waxtaan ci ak kilifa bu bari xam-xam ci droit mu ne ma Mohamed ce rapport c'est comme du fromage hollandais ne ma y a plus de trous que de gruyère ma ne ko c'est des trous de mémoire volontaire parce que boo bindee rapport ñu jox la tontu nga jël tontu ba toog bëgg a chantage nit ki looloo fi am loolooy livre bi de kii bind rapport bi dama koy wax anamu le chef de mission anamu il est français il est rentré en France après le rapport il a démissionné loolooy livre bi de ma ne réew mi xamante nañ tout ce qui brille n'est pas or. moom mi nag mi ngi doon àddu ci ab cérémonie boo xam ni mouvement des élèves et étudiants républicains bu Gossas ñoom ñoo ko organisé woon ngir sargal ko ndaxte ne ñu bëri na ay réalisation yu mu def ci biir département bu Gossas. Aminata Goudiaby dañuy wutali ji Mbour foofee am na coow lu jógoon muy place publique ba fa ñu ne maire ba Fallou Sylla daf ko jaay privé ngir mu tabax fa ay cantine ba ñu demoon ca yoon nag joxe na daan bi moom Fallou Sylla ñu ne dañ koy tëj daanaka ñaari atu kaso yoo xam ne ñetti weer yi da koy tëdd alamaan it war na koo fay ci koppar 2 millions ci sunu xaalis ñu koy toppee wàllum njuuj njaaj ci ay document ñu ne moom maire bi ay ndaw ci boppam sax nag ñoom ñoo demoon ca yoon kalaame ko ci wàll boobule beneen mbir ci yoon tamit Thione Niang démb gis ngeen ko moom entrepreneur boobule def ab vidéo ne nag dañ koy fekk ba këram ga ca sendu di ko xoqatal rawatina ak benn auberge bu mu am foofule te mu ne moom jot na bépp këyit buy wane ni li muy def teg na ko ci yoon tey jile police nag génn na benn communiqué ngir teggi tuuma nee na moom nag Thione Niang moomee di wax mu ne auberge boobee mu yor amul benn autorisation administrative maanaam benn këyit buy tax mu wane lu ni mel mu ne benn pièce bi ñu joxe mooy ab attestation de dépôt bi ministère du tourisme jox ko ci datu décembre bi ñu génn 2019 police di ca dolli it ni moom ndeyu mbilli gi Thione Niang dañ ko woo ngir mu ñëw ci convocation waaye dafa lànk sànq ci suba it am na beneen vidéo bu Thione Niang def di wane ni ay këyit yu leer nañ la yor def vidéo bi mu ne ci kanamu kii di awakaawam dinañ ci dellu si waat ci anam yu mu gën a yaatoo dem ba diwaanu Kaolack benn braquage lañ fa nemmeeku démb benn restaurant la ñu song ak benn bërëb bu ñu yónnee ak jot xaalis mu di wari démb ci guddi la xew ca gaaru Thier ba ñuy duppee Nioro 2 2 millions ci sunuy koppar la ñu yóbbu ñu ne nag Samba Boy yooyu le dañoo def lu ni mel day bés rek ginnaaw bañ fa amalee benn opération maanaam set setal dindi lépp luy gàllankoor
foofee ca garage Nioro 2 ñu desandi ci Kaolack ak commissaire ba nekk foofule di tàllal loxo délégué yi nekk ca quartier ba ci wàllum ñàkk kaaraange gi ngir ñu def ci ay jéego ñu lëkkaloo ci ñeent fukk ak juróom lañu ci délégué de quartier foofee ca commune bu Kaolack mu ne seenub liggéey nekk na lu am solo ci police lëkkaloo bi ngir lépp lu ñu gis rek ñu mën leen cee wax ñu def ci seenub liggéey reportage Ibrahima Diame Fally Gueye. police centrale bu Kaolack fas yéene gën a jege ñii di délégué de quartier yu commune bi ngir joxante loxo pour gën a ñoŋal lii di kaaraange askan wi. sooy xool délégué de quartier yi gox yi ñu nekk ñoom ñëpp am nañ benn rôle bu am solo bu ñu fay jouer ci gestion sécuritaire dina am police de proximité naam solo ñu tenu mais dafa mel ni ñun lañ fa nekkal te àlla kulli xaal il faut que ñu lëkkaloog ñoom pour mën a au moins maîtriser tous ces quartiers parce que ñoom. quartier ba ñu yeewoo war nañ mën a xam ku nekk ka fay yeewoo ci quartier ba problème yi am ci quartier yi war nañ mën a ñoo àggee ko maanaam autorité administrative yi notamment la police préfecture mairie et cetera information yooyu ñuy jëlee ci délégué de quartier aussi ñun ñuy gérer la sécurité de la commune war nañ mën ko exploiter ba mun ci indi ay saafara pour faj jàngoro yooyu yoo xam ni qui porte sur la sécurité. délégué yi nag di rafetlu bu baax a baax ndaje bi de xamle ne pare nañ pour jàppale kii di commissaire ci lépp lu mu leen mën a woo. parce que yeneen nañu collaborer ak ñoom bu baax sax parce que li ñuy def du pour ñoom mais pour ñun la pour population yi la. parce que ñun ay administrateurs de proximité lañu ñun ñooy courroie de transmission entre administrés yi ak administration bi donc lépp lu war à la base ci ñun la war a jaare après ñun yeggale ko fu ñu ko war a yeggale. commune bu Kaolack nag am na ñeent fukk ak juróomi quartier commissariat central Kaolack ne pare na kon pour liggéey ak 45 délégués de quartier yooyu lépp nag ngir gën a aar kaaraange askan wi. jàngoro ji lëmbee àdduna jamono ji mu di coronavirus feeñ ca Chine rawatina ca Wuhan bëri na nag ay étudiants yu nekk foofule sénégalais ne dañoo bëgg ñu indiwaat leen fii waaye yëf yi mën a gut a nekk bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall mu ne Sénégal daanaka amul matukaay yëpp ngir mën leen a indiwaat fii dañ koy déglu ba léegi kàddu yi mu yëkkati tey jële ci suba ca palais de la République. boobu ñuy wax Wuhan ci boppam amoon nañ fa fukki étudiants ak ñaar. ñu nga ca dëkk ba xëy na sax fukk ak ñett ak keneen ku leen fekk si woon ñooñu ñu ngi saytuwante ak ñoom bés bu ne ministère de affaires étrangères secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur bés bu ne mu jokkoo ñoom téléphone ñoom seen bopp xam nañu ne seetaanuñu leen mu des nag feebar la boo xam ne lu bees la te li mu laaj ci matukaay jàpp naa ne pour que ñu rapatrier ay doomu Sénégal yu nekk foofu loolu amaguñu ko ci wàllu taxawaay ak wàllu mesure yu ñu war a jël Afrique amu ci benn réew non plus bu ko am parce que booy rapatrier fu foyer maladie am na fekk d'abord nga mën leen jëli ci anam yoo xam ne doo taxaw ci benn réew fii ak Chine nga mën a dem foofu jël condition ñu leen di jëli ñoom seen bopp ci wàllu médical ak ci seeni capacité ñu bañ a aussi am benn risque bu ñu dellusee nga am foo leen yóbbu condition yooyu laa ne Sénégal mënagu ko bu càggan ni dañuy seetaan doomu réew mi de. ñu ngi ci ligne bi ak Bekay Cissokho Ndiaye moom moo jiite étudiants sénégalais yi nekk ca Chine Bekay ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. waaw Bekay dégg nga président Macky Sall li mu wax léegi génn ngeen benn bataaxal ne da ngeen a bëgg étudiants yi nekk foofee ca Wuhan ñu indiwaat leen fii ci réew mi waaye nee na jamono ji nekkul lu mën a ne mënagul a ne. waaw déglu nañ ko bu baax. allo. waaw man déglu nañ ko bu baax. duñu def lu dul di wax ne à notre niveau mënuñoo yaakaar lu dul mu changer avis ci nu muy gën a gaawee moo ñuy gënal ndaxte ñun lu ñu soxal fu mu toll nii mooy dundu suñu doomu réew yu nekk Wuhan te gëm naa ne dundu nit moom luñ ko jëndee rek jar na ko maanaam bëgguñ leneen lu dul ñooñu ñu jël leen en charge ba delloo si leen Sénégal ñu nekk ci jàmm donc nous ne pouvons qu'espérer que changement avis dina am ndaxte ay problème de moyens même bu nekkoon dëgg tamit warul tax ñu bàyyi suñuy doomu réew àll. kon jàpp nga ne état bu Sénégal du jafe-jafe yi ci wàllum jumtukaay moo tax mënuñoo indi étudiants yooyu le
wax dëgg xawma lépp lu nekk ci biir waaye man xam naa ne war nañoo mën a jëli suñu doomu réew yi nekk ci biti comme ni ko yeneen dëkk defee Mauritanie par exemple dafa boole ak Algérie ak Tunisie ak Libye ñu booloo jël benn vol jëli seen doomu réew donc ñun tamit war nañoo mën a def li ni mel bu nekkee dem ba mënatuñoo jëlal suñu bopp suñu doomu réew ñu booloo ak yeneen réew yu ñu jégalantoo pour jëli suñu doomu réew. Bécaye yéen a ngi jokkoo ak étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu ca Wuhan te ñu boole bokk ci ñu ber foofu le anam yi ñuy dundee jamono ji ak ñaata lañu ñoom ñëpp. waaw étudiants yu nekk Wuhan fu mu toll nii ñu ngi dund ci njàqare ndaxte ni nga ko xam ne épidémie bi ba mu commencé léegi day yokk chaque jour dañuy am lu toll ci 2,000 cas foofu noonu ci province bu ñu naan Xubay fu lu Wuhan nekk te ñoom loolu daa indi ci ñoom njàqare bu métti ñu tëj leen tamit ndax loi yi moo ko waral dëkk ba ñëpp lañ tëj instant yi ñoom ñu ngi ci au nombre ñu ngi toll ci 1 waaye noonu la ñuy dundee. d'accord jërëjëf Bécaye Cissokho Ndiaye moom moo jiite étudiant sénégalais yi nekk fële ca Chine di fàttali rek ni jàngoro boobule di coronavirus faat na ci jamono ji ñuy wax ak yéen 300 ak juróom-benn fukki doomi aadama foofee ca Chine. ñu wéy ba léegi ci xibaar yi ñëwaat fii ci Sénégal wax ci gerte bi nga xam ne état bu Sénégal dafa jël dogal ni dootuñu ko bàyyi muy génn ci réew mi maanaam ñu koy jaay directeur général bu Sonacos di ko rafetlu bu baax a baax moom Modou Diagne Fada ne loolee day misaal rek ni Sénégal li mu def nee na ci gerte jamono ji bëri na ci wàllum jënd mu ne 400 junni ci ay tonnes mu wutee loolu nag ak li nga xam ne moo di xayma bi ministre de l'agriculture ci boppam def Modou Diagne Fada yëkkati kàddu yi ca Ziguinchor ba mu nekkoon dañ koy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. Je crois que lu baax la te ñu ngi féliciter gouvernement bi ci dogal boobu mu jël di féliciter le président de la République di féliciter le ministre de l'agriculture ci dogal boobu ñu jël pour dakkandali exportation graine bi je crois que jotoon na ñu def ko ndax ren Sénégal yàlla daf ko baaxee mu am ay gan yu fi ñëw def liggéey bu am solo muy jënd lu toll ci 400 000 tonnes graine coque soo ko xaymaa ci graine décortiquée muy kemb gi mu toll ci 200 000 tonnes mu nekk record bu nga xam ne Sénégal mosu ko am kon loolu dafay tax ñu ne gouvernement bi li mu liggéey foofu am na solo trop mais aussi gouvernement bi mesure bi mu jël pour dakkal exportation yi dafa doon wane ne mu ngi doon topp campagne bi tegoon na bëtam ci exportation yi mais tegoon na bëtam aussi ci collecte bi nga xam ne huiliers yi ñu ngi ko doon def tegoon na aussi bëtam ci capital semencier bi ndax daañ ko reconstituer wala duñ ko reconstituer moo mel ne daal vraiment c'est un gouvernement responsable bi mu demee ba gis ne léegi exportation yi doy na mu ne nag léegi nañ ko dakkandali bàyyi nag huiliers yi ak semencier yi ñoom tamit ñu def seen liggéey pour que usines yi mën a am gerte parce que am usines yi am gerte dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la. ñu dellu ca Kaolack ñu ngi ko doon junju sànq muy liggéey bañ fa door semaine ba weesu gën a féexal mbedd ya lépp lu koy gàllankoor ñu dindi ko rawatina ca foofee ñu naan garage Nioro maire ba Mariama Sarr moom nag askan wa laaj nañ ko ndax liggéey boobu lee dinañ ko topp dina wéy muy dalal xel yi ndax am na ay jumtukaay yu ñu fa teg muy ci wàllum nit ak ci wàllum matériel Mariama Sarr maire bu Kaolack la ñuy déglu ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. waaw dina am suivi incha allah rabbi parce que xam nga li gën a metti mooy ñi ngay liggéeyal bañ a xam li ngay liggéey parce que ñun population yi li ñuy def pour ñun la mais man jàpp naa ne population bi engagé na tey population Kaolack engagé na pour soobu ci liggéey bi kon yaakaar nañ ni ñooñu di def loolu buñ leen indilee place bu baax danañ ko sàmm. nit ñi tamit xam nañ ne ku xëy di nga bale sa kër bale sa buntu kër ñi am atelier tamit ñuy bale seen buntu atelier yi jël sax seen i apprenti ñu bale su ñëpp balee seen buntu kër defe naa ne mbedd bi mairie bi jël na ay moyens lu mat juróom fukki millions ak ñaar pour nettoyer espace public yi marché yi les rues ak grands acteurs yi ak bâtiment public yi
jël na 20 millions def ko ci curage manuel jël na 8 millions jëndee ko ay matériel te loolu yëpp population yi ñoo ko moom ndax conseil consultatif yi lañ koy jox. ñun tamit ci cadre politique jël nañu lu ëpp 2 millions jàppale ko sunu militantes yi nga xam ne ñoom it dañuy war a bale seeni koñ donc yëpp boole nañu daal lépp li nga xam ne moo war a dugg ci liggéey boobu pour mu am résultat yu baax. Cànkumala ca Kédougou la nekk foofee nag dafa am lakk bu fa am diwaan boobule nekk fukki kilomètre ak ñaar ca Kédougou fukk ak juróom-benn ci ay néegu ñax ak benn juma moom moo lakk daanaka secrétaire d'État ba ñu toftal ca ministre de la justice dénk ko wàllum ak yelleef doomu aadama ak bonne gouvernance dem na foofu nag ngir joxe wàllu état bu Sénégal ñi loru ci lakk boobule reportage ca Kédougou Moussa Oumar Gueye. lakk bi am ci dëkk biñ naan Cànku Malal diggam ak Kédougou toll ci fukk ñaari kilomètre daanaka yàqu-yàqu yu bëri na lool. safara bi dafa jóge ci wetu dex bi nekk fii nii benn xale bu góor moo fa nekkoon doon préparé pour un jardin léegi nag xam naa waa ji dafa liggéey ba mu sonn wala xaw a tayal mu jël taal léegi bi mu taalee nag ngelaw bi dafa amoon doole donc yóbbu safara bi ñëw kër imam bi jël safara si ak juróom-ñaar néeg làkk nañu ak ñu nekkoon aussi lu nekkoon ci biir néeg yooyu yëpp amul dara lu génn donc loolu vraiment ñu ngi koy ñaxtu et ñu ngi aussi ñaan ndimbal moo tax dañuy sant yàlla rek di ko gërëm ginnaaw vraiment amuñu kenn ku ñàkk bakkanam. secrétaire d'État bi nekk ci wetu jëriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bi yoon mi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleef di Mamadou Salihou Sow moom mi nga xam ne mi ngi soqeekoo ci Kédougou daal dina indi ndimbal bi nga xam ne mu ngi soqeekoo ci njiitu réew mi Macky Sall jagleel ko ñi nga xam ne dañu loru ci lakk bi am ci dëkk bi ñu naan Cànku Malal. man nag président moom ma yebal parce que xam ngeen ay jours yu néew dafa amoon fii ay incendie voilà dafa ravagé 17 cases et plus la mosquée donc dama ñëw fii nag pour jàppale leen président moom ñu jàppale leen jox ma somme de 1,5 million jàppale leen donc c'est vrai que somme bi xam naa du doy mais bu ma delluwaatee dinaa gis ak délégation la solidarité nationale yeneen structure pour xool nu ñuy def pour génn jàppale village bi. Cànku Malal ci fàttali atum 1993 boobu ak léegi ni si def na ñaar fukki at ak juróom-ñaar am na beneen lakk boo xam ne bu jëkkoon na fa am ci noonu nag ñu ñaax askan wi ne ñu toppatoo bu baax a baax ñax yi nga xam ne ñooy nekk ci wetu kër yi ñu koy dindi laata kon lakk yi nga xam ne bu ñëwee dafay waabale yàq lu bëri ci dëkk bi. ca Diamniadio am na benn centre bu fa nekk ñu jagleel ko wàllum bâtiment ak travaux publics mu di ay tabax ay taleek lu ni mel mu di centre boo xamante ni nag dañ fay tàggat ay ndaw ñu koy gën a ñoŋal jamono ji ci wàllum këyit ak lépp mu di ay kàddu yu tukkee ci secrétaire général ministère enseignement professionnel ak artisanat Mouhamadou Moustapha Thioune lay wuyoo ay kàddum ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. certification bi njëriñ lu bare la mën a indil centre bi ndax li ñu doon wax li ñuy jàngale fii ni mu war a méngoo ak li entreprise yi bëgg certification bi wane na ni école bi li ñu fiy jàngale loolu dëppoo na ak bëgg-bëggu entreprise bi te yokk na xarañtewu ñi nga xam ni ñooy jàngale fii ñi nga xam ni ñooy gérer établissement bi te dina ubbi ay bunt ci biir réew mi ak ci bitim réew donc wane na ni daal donc certification bi dina ubbil ay bunt yu bare pour établissement bi pour secteur formation professionnelle ndax secteur formation professionnelle moom bokk na ci yi nga xam ni ñooy gën a tax Sénégal jot émergence bi ñëpp di séntu. ñu wéy ci xibaaru tàggat yaram rawatina football ak 8e journée bu Ligue 1 démb nag fitna amoon na fële ca stade Alassane Djigo bu Pikine ay supporters yu AS Pikine ak Casa Sport ñoom ñoo nekkoon doon xeex club bu Casamance boobu génne ab communiqué ne nag mu ngay ñaawlu bépp fitna ak fu mu mënti jóge rawatina bi ay supporters am doon dundu muy woo fédération sénégalaise bu football ak ligue football professionnel ñu jël ay matukaay
ci loolee nga xamante ni moom moo am ñu ne am na ay nit yu bëri yu ci am ay gaañu bokk na ci kenn ci staff technique bi ginnaaw communiqué bu Casa Sport boobu la AS Pikine moom tamit génne na ab bataaxal mel ni kuy tontu club bi ne nag ay supporters yu Casa Sport ñoom ñoo bàyyeekoo seenub tribune wutali ji ci pelouse ba ginnaaw ba arbitre ba joxe benn penalty club bi di AS Pikine ne am na lu ëpp 20 ci ay nit bokk ci ñoom am ay gaañu comme lu ci mel ni kon manager général ba di Matar Gueye ak ñeneen am na ay gaañu it ñu nemmeeku ay yàqu-yàqu ci wàllum matériel ay vitres yu ñu toj ñu ne ay porte ay maanaam ay buntu yu ñu daaneel ak ay oto sax yu ñu yàqate mu di ab communiqué bu tukkee ci AS Pikine ñu way mbokk yi ci ponk bu mujj li ci yëglekaay yi ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf rapport public général annuel bi Cour des comptes def 2015 2016 ak 2017 ba siiwal ko moo xëy ëbbale yéenekaay yi ubbi l'Observateur journal bi mi ngi ñuy wax ne keroog àjjuma ci la waa Cour des comptes jébbal président de la République ñetti rapport yooyu mu di ay rapport yooyu feeñal nañu ay njuuj njaaj ca OFOR office national des forages ruraux ca ASER ca plan ORSEC ak ca direction de l'environnement des établissements classés bokk na ci ndéwénal ak suukaru koor lu jéggi dayoo lu am ca ASER ci diggante 2009 ak 2014 ay mbóot yu rëy yu feeñ ca OFOR ay marché yu ñu exécuté ba fay leen ca plan ORSEC te xaaruñu sax résultat appel d'offres yi les éco nañu rapport yi wane na ne ca ASER directeur général bu fa mas a jaar nampukaay nga ko def waa ji di Lansana Gagny Sakho ba muy jiite OFOR lu ko neex la fa def dem na fa sax ba recruter fa seen nas ndaw def ko comptable te bokkul woon ci ñetti finalistes yi source waa nañu yorin wu salte la Cour des comptes feeñal ci OFOR ak ci ASER am na fukki fonctionnaire ak juróom yu newoon ci ministère hydraulique dañu leen a jël engagé leen ci OFOR daggal leen fa salaire ñu yore ñaari salaire ministère hydraulique ak salaire OFOR nga dem ci ASER dañ fa doon saax-saaxee xaalis bi nu mu leen neexee bañ na ko bokk daan takk jabar ca kër ga sax dañuy tibb ca xaalisu kër ga jox la ko jàppalee la ko Sud Quotidien nañu këri kilifte fii ci réew mi di institution publique yi yorinu bon sëxin na fi ñi teg tànk ci jalgati yi nag rapport Cour des comptes yi nee nañu ñooy waa CDC ak fanweeri milliards yi ñu dugal ci projet boo xam ne def nañu juróomi at te juróolu leen dara ca CICES Cheikh Ndiaye ma ko jiite tudd nañu ko ci rapport bi meneenum Cheikh di Cheikh Kanté ma jiite woon port autonome bu Ndakaaru rapport bi nee ne def na fa lu ne weng laata muy dem Cheikh Ndiaye ca CICES Cour des comptes waxal nañu ko ci seen rapport ba Cheikh Kanté ma jiite woon port autonome bu Ndakaaru Cour des comptes waxal nañu ko ci rapport ba Cheikh Omar Anne ma jiite woon Cour dit Sud Quotidien nee nañu rapport Cour des comptes yi dëggal nañu waa OFNAC Le Quotidien nañu Cheikh Omar Anne ak waa OFNAC fa ñu jëm ndox amu fa ne ginnaaw livre bi nga xam ne journaliste bii di Pape Alé Niang bind na ko di ca ŋàññi doxalinu Cheikh Omar Anne ci COUD maire bu Njumbi ministre enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne nee na lu ëpp tuuru sos yeeg yàq yeeg santas yi dafay bëgg ëpp ba tax na muy Pape Alé Niang dina fi Ngom Keïta moom Cheikh Omar Anne fas na yéene dem ak ñoom fa mbaxana doone benn da leen di porter plainte ngir ñu leeral ana li ñu koy waxal fan la ñu ko teg ci xët mu njëkk Vox Populi Cheikh Omar Anne di fa wax ne lépp dina leer maître chanteur yéeg ñi nekk seen ginnaaw di leen jàppale ñëpp ay feeñ mu ne Nafi Ngom Keïta daf maa bëgg a jël def ma symbole national mal gouvernance te duma ko nangu ndax duma ko l'observateur nañu Cheikh Omar Anne ak waa COUD fas nañu yéene porter plainte Pape Alé Niang Nafi Ngom Keïta ak Mody Niang la Sénégal nañu rapport bi waa OFNAC def ca COUD di centre des œuvres universitaires ak la ñu ci waxal Cheikh Omar Anne Mohamed Boun Abdallah Dionne dolli na ci ay révélation yu yéeme nee na waa ji def rapport bi ca COUD ab français la boo xam ne kenn xamul fu mu jugee kenn xamul kan moo ko recruter kenn xamul it li mu def kan moo ko sant bi mu ko defee bu nuppi daal ca la démissionné waa COUD joxe seen réponse ñu dëgg ci seen tànk ngir mbiri santas La Tribune gis-gis bi mu amee ci yëf yi mooy corps de contrôle yi ci réew mi def nañu ay rapport yu dul jeex te ba léegi jariñu ñu dara enquête bi ñu doon def ci mbirum Petrotim Libération wax nañu la ci waa OFNAC jëlee ubbil journal bi waa OFNAC setal nañu Aliou Sall ragal nañu ko ab deram ba mu set wecc ba noppi santaa nañu topp Karim Wade l'observateur tey bi ku ko topp yéemu enquête bu yaatu la xëyee ci góor jigéen yi ci dëkk bi ak ni ñuy dundee docteur D di koo xam ne daanaka ñaar fukki at a ngi muy faj ay góor jigéen nee na waa l'observateur téeméeri góor jigéen yoo jël ci réew mi juróom-ñett fukk ya maanaam 80% yi ay bisexuel lañu ni ñuy sentiré góor noonu la ñuy sentiré jigéen dañuy yore jabar am ay doom ñoom waa l'observateur am na ku leen xamal ne fii ci réew mi am na fii personnalité yu mag yoo xam ne ay góor jigéen lañu. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñaanoon ak télévision Futurs Médias 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal fileeg boobu ngeen yendu ak jàmm.